Premier ministre Abdoul Mbaye bokk nga ci ñi nga xam ne dès que ñu annoncé génnuk àdduna moom Habré rek da nga jël sa xalima bind rendre ko hommage lan moo tax. gis nga président Hissène Habré dafa am loo xam ne dama ko dund muy tuumaal bu ñu ko tuumaal jëm ci alal boo xam ne dañu ne daf ko jële woon Tchad indi ko duggal ko ci banque bu ma ilifoon ca booba muy BEAO Sénégal bi muy laata agsi bu ngeen fàttali ko 16 milliards lu ñu waxoon ne la jël duggal ci sama banque ba loolu indi woon 16 milliards ci banque boo jiite 16 milliards duggal ko ci banque BEAO ba loolu indi woon bi ma nekkee premier ministre motion de censure waa PDS indi woon ko ne dañuy bëgg a daaneel sama gouvernement bi nga xam ne bi moom laa doon jiite ca booba sañ naa wax ne alal bi nga xam ne bii moom la dénk banque bi ma doon ilif 250 millions CFA la woon ñaari téeméer ak juróom fukk 250 millions ñu yóbbu ko ca 16 milliards loolu di wàll rek ci liñ ko daan tuumaal topp ci ñu indi ne faat na ca Tchad ñeent fukki junney nit maanaam koo xam ne kii toog na ca nguur ga juróom-ñetti at bu nekk daanaka juróom junney nit faat na leen procès am ñu tëj ko à perpétuité waaye man li ma gën a jaaxal ci mbir mi mooy dëkk boo xam ne faat nañ fa ñeent fukki junney nit ci yoon mënut a doon benn nit rek bu ko jëf war na am mu àndal mais mën na diriger système bu faat loolu lépp mais crime contre l'humanité bu amee chaîne de commandement dañ koy feeñal nii la jaaree xëy na diw a joxe ndigal waaye ci yii loxo la jaar ci ba lii mën a ne liñ ci dëgg rek mooy DDS maanaam seen police politique ba newoon nekkoon Tchad moo doon yore dossiers yi moo doon topp nit yi moo doon waaye DDS kan moo ko ilifoon ca booba Idriss Déby mi ko wuutu ca nguur ga moo ilifoon DDS loolu man day jàpp naa ne bokk na ci liñ ko doon tuumaal mu am leneen itam loo xam ne war nañ ci bàyyi xel gis nga dictature ndax dañu ne le dictateur Hissène Habré moo rey ñooñu ñëpp 40 000 personnes dictature ñaar la am na dictature boo xam ne day ànd ak rayaate mooy dictature sanguinaire am na dictature boo xam ne day laqatu ci gannaaw loi mooy li ñuy dund fii Sénégal ah oui à ce niveau mën nañ ci wax bu ci kanamee Inch'Allah waaye dictature bu ne li muy jiital mooy éliminer opposant maanaam ñoo xam ne dictateur ba jàpp na ne mën nañu ko xeex ba jël nguur ga ca loxoom waaye Tchad li ma ci jaaxal mooy kenn mënul tudd opposant walla ministre walla vice-président walla président d'Assemblée nationale boo xam ne Hissène Habré faat na justement man ci li nga bind foofu la comprendre wul trop parce que da nga ne dañ ko présenter comme un sanguinaire et pourtant buñ dee xool li mu diriger Tchad yëpp amul kenn ku mën a joxe benn tur ne kii c'est un opposant bu mu faat mais loolu am na loolu moo am te dafa lu baax li ma lay wax bi muy génn Tchad dafa raw dem Cameroun waaw moom avion ak famille am ak ñi ko jege woon ñi nekkoon ministre ca moom ànd ak moom nekk ay personnalité raw dem Nigéria waaw ñi laqatu woon Nigéria mujjee leen yónniwaat ca Tchad ñoom ñëpp Idriss Déby faat na leen ñëpp kenn desul waaye loolu kenn du ci wax Hissène Habré bi muy laata génn N'Djamena xam nga am na xaare boo xam ne xeexoon na ko ak Kadhafi ba daan ko moo njëkk a duma armée wu Kadhafi yàq matériel am yàq ay milliards dollars ci ay avion aéroplane yu dul jeex ndax dafa dikkoon dugg ci biir Tchad bëgg fa wàll ci suufu Tchad Hissène Habré génnee ko fa ca booba
Kadhafi am na ay Tchadiens yu mu jël yóbbu leen kaso. prisonnier de guerre. ak Hissène Habré itam ak ñi mu àndal am ay soldats libyens ay xeexkatu libyens yoo xam ne jëloon nañ leen ba tëj leen kaso. prisonnier de guerre. mais Hissène Habré bi muy laata génn Tchad. bokk na ci li mu def mooy ubbi kaso yi ñooñu génn dem fi leen neex ndax rek bañoon. ñu dellu Libye ba Kadhafi faat leen. mais man loolu bu ma ko xamee ci nit. nga jóg ne rey na 40,000 personnes man daf may jaaxal mu am nag loo xam ne itam metti na wax waaye moo am. muy lan. bi muy jógee bi mu demee Cameroun. xam nga Cameroun ak Tchad dañu bokk frontière. président Cameroun ne munoo fi toog. ndax man ak Tchad dañu jege waat. ñoo jege yow. ñu daal di seet fan ci Afrique la mën a dem. ci li ma waxoon moom. Sénégal ne mën nañ ci ànd mën nañ nangu mu ñëw. fii Sénégal Maroc ak Égypte. ñetti réew yooyu ñoo ko. ñett dëkk yooyu ñoo ko ne pare woon pour dalal ko. mën nga ñëw ci ñun. mu daal di taamu Sénégal ndax jàpp ne Maroc ak Égypte. ay naar ñoo ko doon jiite. te am na lu mu séqoon ak Kadhafi. xam ne Kadhafi moom mi ngi koy rëbb. kon choix wu ñëw Sénégal Habré la moo ko tànn. nga ne. ñëw Sénégal Habré moo ko tànn. moo tànn Sénégal waaye liñ ciy jàpp rek mooy Sénégal may na ko li ñuy wax asile. oui asile nag c'est sacré balaa nga koy joxe. na nga xam koo koy jox. waaye boo xasee ba jox nit asile. raw na nangu nga mu ñëw dëkk ci yow ci sa kër. doo ko topp ci dara. waaye loolu desuñu ca. d'accord alors bi mu ñëwee Sénégal wax nga sànq ne wax nañ fi ne 16 milliards la fi àndaale def ko ci banque boo xam ne yaa ko jiite woon ba loolu sax jëraloon na la motion de censure boo xam ne bi nga nekkee premier ministre président Macky Sall ci la ko waa PDS defoon ne comme da nga melew ci la war a est-ce que effectivement nee nga 250 millions rek la woon est-ce que quelque part du parce que y avait cette relation disons je mets des guillemets cette relation d'affaires là entre yow wala sa banque bi nga jiite woon ak Habré moo tax finalement nga nekk un de ses défenseurs. mais relation d'affaires amul dafa am kilifa boo xam ne dafa jógee réewam ñëw. président de la république ba woon. Abdou Diouf ne ko kaay mu daal di ñëw am lu mu indiwaale. parce que mënul ñëw ak loxoy neen. nga ne. ma ne parce que ñëwul ak loxoy neen. ñëwul ak loxoy neen. voilà bi mu ñëwee. di seet fan lay dénk alelam ci ban banque lay dugal alelam. mu am lu ma ci dégg ma laajte. gouvernement ba woon ndax lii mën na ne ñu ne ma mën na ne ndax may nañ ko mu ñëw. waaye du nekk à notre charge. ok kon moom ci boppam moo yore dundam. alal boobu nga xam ne dénk na ko banque bi ma doon ilif ay franc tchadien la woon. franc tchadien. ñu dem banque centrale soppi ko fa kon xam nga loolu. kenn làqu ci dara. te dafa tegu ci yoon. ci loolu la dundee man de loolu laa gisam. 16 milliards moom mu si fi gis na 16 milliards boo koy wax boo koy duggal ci avion. di nga soxla lu ma téeméeri valise. 16 milliards. 16 milliards CFA. boo ko bëggee duggal ci avion. waaw ay junne ak i ñaari junne. kon de mooy li waa ji waxoon ne 30 milliards ko duggal ci banque mu toj. loolu waxu caaxaan la woon waxu. est-ce que pendant. waxu sos la woon. oui li mu nekk Sénégal moom après au-delà du fait que ni sa banque la dencoon xaalisam est-ce que amoon ngeen des relations gisante di waxtaan est-ce que doon nga déggante ak Habré. mais boo nekkee ci banque. am client bu noonu mu day. ancien chef d'État sa réew. ne ko kaay yaay sama gan. mais kooku foog nga traité ko comme VIP very VIP sax VIP.
maanaam amoon na ay services yoo xam ne ñun ñoo doon dem ba ci moom di ko yóbbul bu fekkee ne bëgg na retirer duñ ko ne kaay ca banque ba retirer sa xaalis dañ koy laaj ñaata nga bëgg a retirer ñu dem ba ci moom jox ko et cetera et cetera loolu dinañ ko defal koo xam ne dafa jàpp nga ne dafa am maanaam allez-y Pape Makhtar allez-y PM tey jii est-ce que yaakaaroo ni dafa trop tard pour am témoignage yi si moom est-ce que aussi bañ ko condamné j'ai pas suivi sa réaction amoon nga réaction bu mel nii nakarlu woon nga condamnation bi est-ce que aussi seeti woon nga ko ci prison bi wala seeti aussi sa famille pour defal leen ci souffrance peut-être yi nga xamante ni condamnation bu ñu ko tegoon jur na ko. musuma bàyyi di encourager la famille waaye tolloon naa itam foo xam ne bu ma ci waxoon day gën a yàq ndax bu ñu ma attaqué man naan 16 milliards dikk na du man rek la ñuy attaqué moom lañ doon tuumaal ci kaw lan bëgg ko yàqal bëgg ko tëjlu teg ko ci rey na ay caajaan yu dul jeex teg ko ci sàcc na aleelu jàmbur loolu la woon kon amoon na solo ma bañ a woon ne maa ngi koy xeexal ñu naan non ki dafa am intérêt ñu ngi am lu muy làq et cetera ça n'avait pas de sens. alors bi ñuy lancé la procédure parce que nekkoon na fi sous Diouf kenn inquiété wu ko ci dara moom après bi Ablaye Wade ñëwee. bul wax loolu. oui bul wax loolu. sous Diouf y avait des inquiétudes pour je veux dire envie wala volonté wu àtte wala yu demee noonu laa bëgg a wax sous Diouf xamuñu ko ci woon. bi Abdou Diouf di nekk premier ministre di nekk président de la République. ci la Hissène Habré jëkk dem yoon. ci lañ ko jëkk oo. ci lañ ko njëkk a woo. oui. te nag xam nga boo gisee sama témoignage am na lu ma ci wax. am na wàll boo xam ne wàllu histoire la ak ëllëg. li wóor ba wóor. mooy Kadhafi. lu ne jéem na ko lu ne joxe na ko ndax rek ñu sonnal Habré. xam nga ci preuve loolu. li mu ci doon gën a soxla mooy. ñu yónnee ko moom mu rey ko. moom Kadhafi. waaye coono bu ñu teg Habré. mën nga jàpp ne loxo walla baaraamu Kadhafi mu nga ca. d'accord. ba noppi bi Kadhafi demee nag mu des bu Idriss Déby. ndax Idriss Déby itam ca dëgg-dëgg. jàppoon na ne doom bi mu jur te rebelle yi mujjee woon ko faat ci combat. moom jàppoon na ne loolu Habré moo ko teg tiis boobu Habré moo ko teg. d'accord kon moom itam. xarañoon na lool ci ñu sonnal. ñu sonnal Habré. est-ce que bi ngay nekk premier ministre du président Macky Sall jiite gouvernement bi amoon na peut-être une volonté boo doon sentir pour du chef de l'État wala de son régime pour àtte Habré wala y avait rien. vous n'en avez jamais parlé ci conseil des ministres wala dara. non ca boobu yëguma ca dara. ca boobu gisuma ca dara. te ci dëgg-dëgg itam bi motion de censure bi ñëwee. gouvernement bi ak président de la République ñoom ñëpp ñoo àndoon ak man. ndax xamoon nañ ne lii ñu doon wax du dëgg. yaa ngi doon sentir véritablement le soutien du chef de l'État. ma ne yaa ngi doon sentir véritablement le soutien du chef de l'État moment boobu moment wu motion de censure bi. ah oui ak félicitations yu mat sëg bi ma fa jógee. d'accord alors malgré tout am na procès ñu daan ko giiru dund tëj ko ci kaso bi ba ni mu faatoo ci fan yi ñu génn ñu bari wax ne conditions yi Habré faatoo mënoon nañ ko éviter au Sénégal ba ñeen dem ba ne c'est même une tache noire ci teraanga wu Sénégal bi nga xam ne moom lañ ko mës a bàkkee est-ce que d'accord nga ni gouvernement wu Sénégal wala état wu Sénégal am na responsabilité ci ni dunduk Habré jeexee fii ci réew mi. loolu ci dëgg mënuma ci sori ndax xawma santé Habré fi mu tolloon ak naka la évoluer man duma docteur duma médecin te jéemuma xam loola waaye war nañu bàyyi xel ci li nga xam ne lii soxnaam mi ngi ko doon wax. waaw bàyyi leen ko sonn na bu ñu desee ci lii dina génn àdduna. te dem na ko di ko wax wax na ko. mais malheureusement li mu doon njort ba di ko ragal
looloo am. mais est-ce que lu gouvernement bi mënoon moment boobu est-ce que comme ni ñu defoon ci vague Covid bu njëkk ba libéré ko mu njibbi këram lan la gouvernement ci sa xalaat lan nga yaakaar ne gouvernement mënoon na koo def pour éviter justement mu faatu ci détention résidence surveillée. mënoon na ne par exemple ci koo xam ne. xam nañ ne feebar na. ndax ci li soxnaam wax ba bind ko. nee na diabète bi sonal na ko. oui yaakaar naa sax amoon na loxo boo xam ne mënatul dem. mais ci dëgg-dëgg man de ci li ma jàpp. yaakaar naa ne yërmande mënoon na wàcc. ñu bañ ko libérer. waaye bàyyi ko ci résidence surveillée.